Ravi de vous retrouver sur la meilleure chaîne du net mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders janoog yéen di doon mbégte kontaan ci rédaction bi saa su nekk ay jotaay yu ñu baaxoo ak yéen di dalal ay ndaanaan waxtaane tolluwaayu jamono xew-xewu jamono ak it ki ñuy dalal ak ci lu mënti yëngu ñuy am ak moom jotaay ku ñu dootul présenté ñi xamee ko ci turu Bella ñi seetaan mbetteel xamee ko ci turu Nafissatou de son vrai nom Fatou Sène moom la rédaction bi di am ak jotaay mbégte la nga dalal rédaction Senbuzz ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci sa disponibilité. salaamaaleykum Thiongaan maa ngi lay nuyu. di nuyu sa équipe bi ñoom Khalifa ak ñi leen nuyu bu baax a baax a baax. di nuyu waa Senbuzz ci liggéey bu mucc ayib bi ngeen di def ci ñun ak yéen parce que artiste bi amul bëggul lu dul visibilité. te amul lu dul ku koy fésal kon donc ku ñëw. pour yéen ngeen di liggéey bu rafet bi entre ñun ak yéen kon donc sant ngërëm ñeel na leen di nuyu nag waa Thiès yëpp nag ndax loo gis dafa am jàppal ma diw man Thiès laa juddoo fa laa yaroo te lu ma guddi guddi Thiès laay fanaan aw ma lu dul waa Thiès génnaguma Thiès maa ngi Thiès maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama xarit bi Kibbo Ndiaye chéri Pa Baro yaay Serigne Babacar di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sama soppi yëpp nag ak sama fans yëpp ndax gis naa ni ñuy jàppee ni ñuy jàppee si man gis naa ni ñuy jàppee ci man sur tous les côtés nag ma leen di nuyu di leen tatagal di leen wax sant ngërëm ñeel na leen parce que nit ki amul ku dul ki ko bëgg kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ngir ñi la bañ te ñun noonu naa sax kenn bëgguñu parce que àdduna buñ koy wax ñu baax ñu ñoo tax te ñun ñu baax ñu ñëpp ñoo ñu bëgg. merci beaucoup jërëjëf. dinañu profité wu Bella quand même Fatou Sène jaale la sa waajur bu góor ñu ngi dégg ni dafa làqu ci lu yàggul donte ni jamono ji Sénégal yëpp ñu ngi si dëcc ndax dañoo ñàkk koo xam ni monument la ci culture monument la ci éducateur bi mu nekkoon muy Papa Thione Seck déjà ñu commencé pour jaale la sa waajur bu góor di la masawu également di la bàyyi aussi nga wax témoignage yu rafet yi nga xam ci moom ak manquement bi nga xam ne aussi def na ko ci yow bala ñuy ñëw si Papa Thione. maa ngi leen di wax ni leen yal na leen yàlla fay yiw leen wax ngeen sig seen wàll ndax ki ma ñàkk day waajur boo xamante ni nii ku ko ñàkk jooy ko ku ko ñàkk mu manqué la mu nekkoon sama xarit nag nekk sama xarit lool parce que sama sœur yi exactement vendredi bi moo doon 40e jour yi sama sœur yëpp dañoo sëyi woon maag moom ñoo desoon ci kër gi sama yaay ak sama rakk yi mu nekkoon waajur bu baax waajur bu bëgg njaboot waajur boo xamante ni nii doom njaboot jaral na ko lu ne waajur boo xamante ni nii dee rek moo ko mën a tàqaleeg njabootam ndax dee du jaas dëddu rek bàyyi njabootam ginnaaw ko mën a tàqaleeg njabootam man nag mu nekkoon sama xarit nekkoon sama confident moom laa daan waxal xam nga d'habitude jigéen sax yaayam lay gën a mën a communiquer lu bari mais man sama papa laa gënoon a mën a waxal ci sama àdduna ak sama lépp sama papa laa gënoon a mën a waxal parce que buñ dee wax weex sax par contre sama yaay moo xaw a weex tuuti ci doom sax mais man dund naa ba ni mu làqoo ni billaahi wallaahi taala mosuma gis sama papa mer te ci laa mos a gis kilifa gu làqu koñ ba ay mbokkam ku ñëw ni Lamine Sène làqu na góor gu yaru muy mag mu yaru sama papa dafa yaru tellement que mënuloo ko comprendre yaram sama papa musul def doom lu ko metti xanaa bi mu dëddoo tey la def doom lu ko metti mais doom yëpp nag taaw ba caat ñi ma bokkal bàyyi amul kenn ku ci mës a rappelé wu ni Alaaji Lamine Sène mës damaa def lu ma metti amul ci ay mbokkam ay doomu frère am ñëpp moom lañ ko seeda mooy Pa Lamine moo gën a baax ci famille Thiénène dama ñeme naa toog wax ko parce que ñoom ay doomu frère am ak yooyu sax dañ koy wax sama papa du mer sama papa amul naqar sama papa bu meree mooy si jaada jullikaayam la gisu wala kursam wala satalaam moo koy merloo doomam du gis meram benn jabar jéppiwu ko benn doom jéppiwu ko benn regret rek laa ciy am muy dafa am yéene bu mu amoon ci man mottaliwu ma mooy su ma dundee ba maye la mën naa dee te yàlla dogalul loolu kon donc jaam ak pexem yàlla ak dogalam ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana te yéexu ñu may ñu xolu muñ surtout man mu may ma xolu muñ ndaxte man maa desoon ak moom que ni yàlla bu mu gis lu mu ragal yàlla na am bàmmeel bu yaatu te leer dajeeg jéggalu suñu borom yàlla fay ko xolam mu dajeeg Cheikhul Khadim mi mu yaakaaroon ak Seydina Mouhamed amiin yaa rabbi ñu ngi la koy jaale di la masawu beneen monument aussi boo xam ni jamono ji Sénégal yëpp moom la ñuy jooyt noppeeguñu muy Papa Thione Ballago Seck bu ma juumul am na loo xam ni jot nga ko dund ak moom quand même ci simplicité am wala loo xam ni marqué na la ci moom lan nga ñu mën a wax ci moom par rapport ak loo xam ni seqoon ngeen ko wala looy fàttaliku ci moom évidemment Papa Thione yal na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbi la ñuy njëkk a wax li ma ñaanal sama papa laa koy ñaanal yàlla yiw yi mu daan def yal na ko yàlla fekk ci biir bàmmeel yal na ko yàlla may bàmmeel bu yaatu te leer yal na ko Cheikhul Khadim mi mu yaakaaroon teeru ak Seydina Mouhamed Papa Thione man benn yoon laa ko mës a gis ñu waxante loo xamante ni ci sama biir xol la des ma am benn regret bu ma am muy li tax woowaatuma ko ci sama biir xol la nekk lu tax fexew ma pour gisaat ko barke Cheikhul Khadim ci sama biir xol la nekk li tax mu nekk sama biir xol dañu dajee benn plateau RTS 1
ci fin d'année bi mois de décembre. décembre passé. bii passé. D'accord. Je pense que sax boobu est-ce que du ci la mujjee def plateau parce que maa ngi koy dégg ci biir plateau mu naan dafa am chaîne YouTube am léegi ku ko invité dootul dem ñuy wax ci laa ko njëkk a gis ñuy wax ci plateau bi lu ma wax mun ma maa fii delluwaat ci lu ma wax mun ma delluwaat ci bi mu jeexee mu woo ma ci biti ni ma kaa ñu photo ñu photo ba pare bi ma génnee man maa ngi ànd ak Serigne Ngagne ñuy ñibbisi bi ñu yéeg ci péage bi mu woo ma ñetti yoon sax jotuma nag woo na ma ñetti yoon ma taal sama téléphone fi may rappelé ci numéro bi moom mu woote waat mu ni ma man la sa papa Thione ma am ci mbégte bu dul jeex Serigne Ngagne sax daf ni ma yow mii man ma nekk sa chef ànd ak yow papa Thione di la fi bàyyi di ma woo di ma fi bàyyi yow di la woo wallaay ñi ngi ànd Serigne Ngagne ak daam Ngagne mën na ma seede mu wax mu dénk ma ay kàddu mais xaw ma ne woon ci laa koy mujjee gisaat naqar boobu laa ci am mi ngi ànd ak Papi Sané wax naa ko bi ma koy woo di ko jaale naqar boobu laa am ci sama diggante ak papa Thione parce que papa Thione toppul kenn. kaddu yi nga baal ñu kaddu yi lan la woon. dénkaan la woon wala. maa fii li ma sol la ma njëkk a wax dana ma li nga sol ku la ko ñawal ma ne ko sëñ Touba Couture xam naa ci projet bi may dégg la mu ne ma dafa am tubaab yu fii ñëw damaa war a def clip dama bëgg ñu ñaw comme yére bi nga sol ndax dafa aare. ma ne ko nag jot naa dem ba ci tailleur bi sax ba boole ko tailleur jot naa dem ba tailleur ba wax ko ba ne ko naa la boole papa Thione billaahi wallaahi taala mu ni ma demal nga defi plateau télé. mu ne la demal nga defi plateau télé. plateau télé musuma ci def démarche parce que dama ne wax dëkkuma Dakar miinuma Dakar damay sonn musuma ci def démarche mu ni ma demal defi plateau télé dafa am lu la yàlla may. ma ne ko lan mun ma présence sur scène te boo waxee da nga am kàllaama nit ñi dañ lay déglu ma daal di reetaan ak xol bu neex nag mu ni ma ma ne ko man papa Thione dama am benn idée bu ma amoon bi may door a démarrer théâtre mu ni ma naam ma ne ko parce que sama génération booy xool ñi ma maaseel ñi nga xam ne maa leen mag tuuti ak ñi ma mag tuuti ñëpp tout le temps série dañuy làkk tubaab ma ni man naa concentré wu ci olof parce que amul ku tolloog man kuy làkk olof ma dem gëstu ji olof ma dem làkk ji olof ndax li ma daj ci olof bi bu ma ko dajoon ci tubaab bi naa ko dégg lool mais ma bëgg a am sama style bopp ma ne comme que sama génération amu ci naa am lu kenn amul loolu moom lu ma tànnal sama bopp la nga xam duma ko bokk ak kenn muy damay dégg olof di làkk olof pire boo xamante ni nii lu ma ci waay wax ma tekkil la ko mun ma demal nga jàngiwaat olof ma expliqué ko loolu mun ma demal nga jàngiwaat olof te nga dem defi plateau mi ngi ma ko wax plateau bi ndax plateau bi ñu ngi ko teg le 29 décembre lañ ko teg le 26 waa 2STV woo ma ci même weer bi mu la conseillé moom papa Thione seen première rencontre bi nga amoon te musuma def démarche pour liggéey télé parce que xaw ma sax télé parce que dëkkuma Dakar te defuma ci woon benn effort tamit franchement biñ ma woowee ci sama xel mu gàtt ma message ko ni ko papa Thione 2S woon ma mu ni ma ñëw fi ñu waxtaan ba tey ba sànq mi ni ñàkk kiñaan gi nekkoon ci moom mais également borom gis-gis bi nga xamoon ni nekkoon na ci moom aussi yow mën nga ko dafa amoon lu ma ci kontaan loo woon mooy papa Thione maa ngi koy wax keroog plateau vous et nous doomam yéeg na muy Wally Seck mii tey yéeg na way mu ni ko li nga way demal jàngiwaat Mandiaye Seck sama doom bàjjan la sama rakk papa moo jur Mandiaye Seck keroog maa ngi koy déglu ci plateau mu ni seen papa dañ doon wax dem leen ngeen jàngiwaat kon donc su gisee benn nit premier jour mu toog wax ma nekk xale mu mat ma papa ma wàcc mu wax ma loolu lépp kon waroon naa ko mën a toppaat mais xam nga soo bëggul di sonal kenn day am réserve boo xam ne nit da koy am au ma woon réserve ci moom mais dama ko bëggul woon sonal kilifa la li muy gérer bari na may xalaat ni du am jot ci pour yenn yi mais ñàkk a woo boobu ma ko ñàkk a woowaat lu des ci sama biir xol la naqar bi ma am mooy jéemu ma def effort pour topp ko. donte ni bokk nga mën nañ wax ci xale yi nga xamee ni papa Thione dooleel na leen d'une part parce que ba mu lay conseil ni la demal nga defi télé xëy na amoo woon idée bi. mais est-ce que seetaan na la moom nga def plateau quand même comme yéen la bu mu amoon ci yow ba wax. xaw ma ndax seetaan na comme déet parce que bi ma ko waxee loolu dana ma ñëw fi rek. te ci même plateau bi sax woyam boobu mu woy Maria Gental daf ko reprendre mooy bi muy woy Bella woy ma ko ci plateau bi kon ça veut dire que. parce que man bi décès bi amee Daba Kebe moo ma woo bu RTS. kon ça veut dire que wanoon na ma cofeel bi ma wane woon ci boobu peut-être man maay doom maa waroon a dem envers moom. absolument. maa waroon a dem envers moom parce que papa Thione toppul kenn
ku mu gis ci yow dara ba wax ko loolu yàlla antal ko parce que man télé ñëpp ma daan wax demal def ko mais musuma ci def effort mais moom ci moment bi mu ko waxee ci la ko yàlla antalee. super regret boobu laa ci am yàlla na ko yàlla yërëm mais loolu ci sama biir xol bi la nekk barke Cheikhul Khadim. ci le fait que dew ma toppaat ko wala ma woo ko téléphone loolu naqar na super may jaale Waly Seck doomam di ko wax yàlla na leen yàlla may xolu muñ mama di wax mama Diaga bien vrai que xaw ma mama Diaga mais Papa Thione yàlla na ko dëddoo jàmm. mu am benn doomam boo xam ne xaw ma ko mais daf ma marqué muy Seydina Aline Seck ndax xam naa ni man ni may toppee ay vidéo am xaritu papaam la woon xam nga décès bu amee day am ñu ñàkk am ñu gën a ñàkk nga am ñoo xam ne ñoo ñàkk complètement mais parce que ñëpp ay ñàkkandoo ma ko koy jaayee bien vrai que xaw ma ko mais su ma koy seetaan ak papaam sama xel day dem ci sama diggante ak sama papa damay am yërmande ci moom di ko jaale suñu frère Waly Seck. bu la ñoo génn ci loolu rek bu amee conseiller booy wax Waly ngir gën ko ñaax ci position bi nga xam ni jël na ko lan lay doon. Waly li ñuy wax rek li ko ñëpp wax rek laa koy wax mooy car macha allah sama cat ak sama catu morom mooy dafa fekk ni magul ci doomi Papa Thione yi mais seen askan mooy seen béddiw na muñ yat bi moom la daal. ndax maa ngi seetaan keroog benn vidéo magam di ko wax ni ko naa la féete papa muy Lamine Naar mu lay leer ni ku am respect la ci ñi ko mag. parce que boo dégloo si dëj bi parce que man dama topp toute une journée ma seetaan ko parce que dama ci amoon naqar mi ngi wax bu Lamine Naar ñëwoon du wax kon respect mooy lépp nga xool keroog ni ko ay papaam taxawoo ni Youssou Ndour dikkee ñoom Baaba Maal Omar Pène mu lay leer ni ñoom bu ñuy xool Waly peut-être amoon nañu lu ñu yéene woon ci Thione Seck xam naa bëgg nañ ko mottali ci ay doomam te Waly boo xoolee comportement bi mu am ak ay papaam nga xam ni moom it nanguwul a topp ay papaam kon doful dina topp ay papaam yéen bi nag oyoful ñu koy ñaanal dañ koy ñaanal rek fi mu toll ku koy xaal yàlla na xaddi yàlla na yéen bi oyof ci moom yàlla bu mu gis lu mu ragal. amiin yaa rabbi loolu la ko rédaction bi di ñaanal également yàlla dooleel ko may ko kàttan ba lépp loo xam ne rek papam yéen woon na ko ci liggéeyam ak ci taxawu askan wi yàlla may ko doole moom Waly Balago Seck ba mu taxawee ko Ousseynou Fall borom Terminal Style merci beaucoup grand ci lu yàggul dara di nga ma gisaat incha allah rabbi alors foog ñu wax aussi ci sa carrière Sista Bella li ñu bëri di laaj macha allah nga ñu teel a découvrir ci théâtre lan moo la tënk ba du ñu gis yeneen production yoo xam ne di nga ko def budul évidemment Jànqeen ak waa Thiès lan moo tax yeneen producteurs yi doo am ak ñoom liggéey boo xam ne di nga ko def ak ñoom. waaw loolu wax naa ko waxati ko peut-être xëy na dama koy waxaat parce que man dama dëkk Thiès laa basé wu génn guma Thiès te pare ma pour génn Thiès aussi peut-être yeneen parce que boo xoolee producteurs yi. art bien vrai que dafa yaatu nag ñëpp mën nañ ci bay seen waar te loolu dafay neexal liggéey ñu ciy kontaan trop mais des fois duñu jël ñi mën lenn la ñu jox leen duñ ko jël. xëy na dañuy jël par connaissance xëy na ak leneen ñoom ñoo xam ne nekk seen bopp kenn du leen seedeel. ak leneen lan nga mën a leeral foofu c'est pas ñoom ñoo xam ne nekk seen bopp. kenn du leen seedeel. ndax àdduna kenn du ko toog teg ci foog naa parce que li may foog mën naa bañ a doon dëgg kon du ma ko teg ci foog naa yaakaar naa ak defoon naa ni parce que du ay wax yu wér te sénégalais booy teg seen loxo da nga teg seen loxo ay wax yu wér comprendre nga. may xalaat ni pour daw topp ci ginnaaw producteur man du ma def ndax boo ma xoolee man. depuis ma am 18 ans moo tax nit ñi di ma teg mag depuis ma am 18 ans laa commencé def téléfilm xale bu ci judd woon am nga jëkkër des fois ma dajeeg nit nga ni ma bi ma nekkee xale laal doom seetaan boo waxee sa âge yaa may magee lu bari mais damay retaan rek ma dem effectivement bi nga nekkee xale nga ma doom seetaan parce que man maa teel a génn télé comprendre nga mais du ma topp benn producteur ku yàgg seetaan Bella da ngay gis ni Bella nga baal ma dog la da ngay gis ni producteurs yi c'est pas parce que li leen intéressé léegi mooy xool koo xam ni dafa bëgg cinéma dund ci yaru ci màgg ci également am qualification bi maanaam man ko di ko def mais am na leneen loo xam ni xëy na gis nga ni à travers yenn ci producteurs yi évidemment moom la ñu soxla lu dul rek actrice boo xam ni xëy na mën na liggéeyam te mu ngi koy def. waxoon naa la boo ma naree dugal ma dugal la waxoon de commencé waxoon naa la boo ma naree dugal ma dugal la parce que am na foo bëgg ma waxee fa du ma fa waxee xam nga lu tax nee naa la sànq sama àdduna du ma ko teg foog naa dégg naa yaakaar naa man pour man dafa am benn objectif bu ma amoon muy dañoo nekkoon Jànqeen bi ñu nekkee Jànqeen taxaw yeneen artistes génn Sëriñ Ngañ ci kaw mbaaxam ak ngoram parce que man nit bu ma defal lu baax benn fan sax du ma ko fàtte
muy daw di wuti du woon rafet ñu bàyyi ko fi dem di seeti leneen parce que buñ ko fi bàyyee dem seeti leneen tey succès bu ñu am ci mbetteel duñ ko am. mais nag ginnaaw àndante nañu ñuy gungente ba ku ne delluwaat sa place bi nga nekkoon ku ma woo ma dem ku ma woo man ma dem mais topp ma kenn boo koy dégg ça veut dire que du ma woo benn producteur naan ko jël ma soo seetaanee télé yàgg maa seetaan ne ci milieu bi di nga xam li Bella capable ak li Bella capable. di nga xam lii boo ko bëggee fan nga koy waree ji. des fois nga toog seetaan télé xam ni kii liñ ko jox du lii mais après lan moo tax ñu jox ko peut-être connaissance la peut-être xam na ko xam mais man je me suis dit que liggéey boo koy liggéey da nga koy jox ñu ko mën. le problème qui se pose mooy Sénégal yëpp nangu nañu ni macha allah am nga talent bi wane nga sa bopp kenn dootu ko werante donc pourquoi en dehors de Serigne Ngagne ak Diankhène ak yooyu yeneen producteurs yi fi nekk rare na quand même ñu gis benn acteur boo xam ni par rapport ak production yu mujj yi wala actrice boo xam ni Thiès la jógee ñëw bokk ci série boo xam ne mi ngi cartonné lan moo tënk waa Thiès évidemment dañoo tëju producteurs yi nekk Ndakaaru entre guillemets dañ leen soxlawul wala lan mooy problème mu Thiès. tëjuwuñu dañu am fulla Thiès waa foo ko gis di nga xam ne bañkat la toppul kenn pour dara mais boo soxlaa Ndeye Sini di nga xam ne lii la Ndeye Sini capable pourquoi doo ko woo da ngay xaar pour Ndeye Sini ñëw envers yow ni la jël ma doo ko mës a dégg ci moom man duma dem ci benn producteur naa ko jël ma ci lii boo ma soxlaa xam nga li ma capable xam nga li ma mën ak li ma mënul boo ma soxlaa woo ma ñëw mais pour kantaa ma yëkkati sama téléphone damaa bëgg a jouer ci lii producteur bu ko njëkk a dégg de xamal ni sax war ngaa tiit daal du ma ko defal lii sama wërsëg ci aar du ma dund ba làqatu du ma ko lekk ragal yëpp yàlla la nit du ragal ci yoon bi mu jëm gis nga boo mënee li ngay def nangu see gëstu man biñ may wax preuve année que biñ may wax demal télé man amul plateau buñ may invité du ma génn nga nit woo ma ni ma pourquoi defoo télé xam nga lu tax defu ma ko woon xaw ma woon fu may jaar te bëgguma def erreur mais tey bi ci yàlla boolee sama wërsëg def naa télé est-ce que yeneen producteurs yi mas nañ la woo waa des fois nit woo la doo leen d'accord ci cachet parce que man tamit li may liggéey du ma ko foyee du ma ko jaay du ma ko foyee parce que li may wax damay dem di ko gëstu te du ma di nelaw mu fekk ma fi de bi ma jëlee sama benn option nii man lii laay def damay wuuteeg samay ay morom li ñuy def ñoom ñi ngi làkk tubaab ñi ngi kii c'est bien beau nice na de tubaab bi nii dafa neex mais man ni damay def lu ma bokkut ak kenn muy damay dem làkk olof bi nga xam ne samay maam dañ ko daan làkk ma dégg ci lu pire di ko wax loo xam ne dama ko bokk ak kenn dama kaa jàngi te du ma di nelaw ku ma ci liggéey loo danga may fay lu ko jar parce que milieu bi moo toll foofu moo toll foofu que ni nit ñi dañuy liggéey di am xaalis wutatuma tur damay wut lu ma ci génnee boo ma dee liggéey loo li ma lay liggéeyal tëdduma di nelaw mu fekk ma fi damay toog di ko xalaat di ko gëstu di dem di ko jàngi moo ma di liggéey lu danga may fay. est-ce que jàpp nga ni message yi ngeen daan porter à l'époque ci seeni production ci seeni théâtre ba léegi cinéma de manière générale valeur bi ngeen daan jox nit ñi ci jàngale ci éducation et tout mu ngi koy représenter ba léegi ci société bi. bon da ngay laaj nag question bu xaw a pertinent quoi parce que boo waxee xam nga sénégalais dafa tàmm jël wax di ko moomal boppam. te donte doo wax ak moom man ragaluma wax ku ma gis xam ne ragaluma wax te lu ma ragal a wax toog fay jaay jooy ba ñu laaj ma ko wala ñu waxal ma ko mais xam naa ne ku nekk ak booy jug ak sa série ak li la tax a jug peut-être ñii dañuy wane lu rafet wane xale yu rafet mun solo peut-être ñii. dañuy wane dëgg mais boo dee xool théâtre démb ay daaray Kocc exemple ngay jël ci ñoom parce que ñoom li ñu fi def du fay que ça soit mu neex mu naqari du fay ñooñu lu ñu wax mën nga cee jàngat te sénégalais yi dañu manqué loolu actuellement nii parce que théâtre nit ñun dafa am loo xam ni ñun dong ñoo ko am woykat bi am na ko taalifkat bi am na ko taasukat bi am na ko mais ñun dañ cee raw parce que taasukat bi day ñëw taasu mu ànd ak tamaak sabar woykat bi ñëw mu ànd ak musique ak yëpp taalifkat bi ñëw wax la nga dégg ñun rek la yàlla may dama ne ñu ni nga toog sa saal xuloog sa jabar ñu jibóole leen te doo leen ko sentir ñu fekk la sa kër ngay dund dara ñu toog waxal la ko ci télé bi wax la nan nga ci yaaba résoudre ko te doo ñu xam loolu ñun la ko yàlla may xam nga lu tax may na ko woykat bi ndax woykat bi mën na koo woy mais ñun dañuy toog defal la ko ni nga ko war a defee xanaa kon ñun yàlla cëral nañu comprendre nga. boo dee xool ça ne veut pas dire que li ma bokk mbetteel. ça ne veut pas dire que li ma bokk mbetteel. mais mbetteel boo gisee nit ñi bëgg ko parce que ñoom retour yi ngay am ci ñoom la. absolument. ñoo lay wax actualité ngeen def li xew ci suñu Sénégal bi ngeen joué
kon donc loolu bi ngi leen doon manqué ñu ñëw defal leen ko parce que mbetteel boo xoolee dañuy xool li ngay dund sa kër xool li Xalifa di dund li kii di dund këram li ki Bondia di dund këram ñu booleel la ko defal la mbetteel mbetteel séquence boo ci gis mën nga cee jàng jéemuñu roy ci leneen demuwuñu feneen sàkkiwuñu feneen li xew fii la ñuy def ci mbetteel ça ne veut pas dire que li ma ci bokk xoolal bu mu fekk woon dama cee bokk te defuñu ko mën naa rëbëje wax ji ba wax ko nu ko kii parce que yàlla may na ma loolu mais mbetteel séquence boo seetaan mën nga ci jàng alors est-ce que tamit xawul doy waar tuuti bu fekkee ni comme ni nga ko waxee par rapport ak certainement yëf yi nga xamee ni jamono ji ñu ngi koy seetaan en dehors de tubaab yeeg message yi liñ ciy gën a nemmeeku mooy xale yu jigéen ñi wax nga ko ci say biir wax évidemment parce que léegi ñëpp dañ jàpp ni daanaka boo bëggee def cinéma rek amal noomel gisoo ni am na lu mën a yàq c'est vrai que li nga remarqué moom la ñu bari remarqué quand même par rapport ak message yi cinéma war a jàngale wala li mu doon def ci société bi représenté tu ko léegi nga yëngu ci culture su ma la waxee di nga gëm voilà xew fi lay bàyyi talent mais talent daa gën a wóor dafa am benn série du ma wax turu série bi dañu indi xale bu rafet bu xees indi keneen bi ñu dikkee ma taxaw bokkuma ci série bi dama leen gis nga kii ñu indi pour kii ma man leen kii da koy fët effectivement da ko parce que nit ñi dañuy soxla loolu nit ñi ñoom ñooy soxla ku leen jox li ñu soxla kuy jàngale di leen jox lu ñu soxla le fait que nag ñuy indi yeneen xale peut-être rôle bi moo koy laaj parce que loolu doo ci critiquer boo ci critiquer mën ngaa juum parce que xamoo ki bind scénario tëdd nelaw faaw ñu respectante ci liggéey bi parce que ki bind scénario dafay def casting am dafa am personnage bu mu soxla bu soxlaa xale bu jigéen bu xees bu rafet bu mel ne ni daf koy dem indi ñëw tegal la ko comprendre nga bu soxlaa xale bu ñuul diryanke jongama daf koy indi ñëw tegal la ko aussi loolu mënoo leen ci critiquer parce que ñoom ñoo bind seen scénario ñoo xam fi ñuy xalaatee ñoo xam kiñ lay indil ak li ñu soxla ci loolu boo leen ci dee critiquer da nga am fit wala lenn li mënul soxor wala iñaan wala nit ñi di ko jàppee neneen te man je me suis dit que nit du wutal boppam noonu parce que mën a wax mi ngi toll ci xam li ngay wax xam li ngay wax. d'accord de son vrai nom Fatou Sène Bella moom mi jamono ji évolué ak Serigne Ngagne ci fii di Mbetteel Nafissatou bu Mbetteel moom la rédaction bi di am ak jotaay bu ñuy waxtaan ci personnage yi nga xamee ni moom ngay faral di jouer daanaka néew na quand même nga jouer benn personnage boo xam ni gis nañu Fatou Sène bu yaru bu dal bu dégg ndigal toujours daal da ngay waaw ruube daal nu mu demee noonu choix la loolu rek nga mën a jouer wala exactement lan moo ci nekk. pourtant non dama koy kaas. ok pourtant dama koy kaas parce que. ñun dañoo jàng théâtre ci théâtre gu njëkk dañoo ça veut dire que li mbër mi naan damaa mbapat ñun dañu théâtre ci école yi théâtre ci école yi ñu ñuy fay ay 100 francs théâtre ci stade théâtre ci xumbal yi dañu théâtre fu ne tey boo joxoon Fatou Sène mu war a yaru dina yaru ba nga foog ni ba àdduna bi foog ni nii la mel soo ma joxee aussi ma war a pànk dinaa pànk ba nga foog ni àdduna bi lii la mel man bi may jug di def art dama ne foo ma battre ma kupp loo ma jox ma defal la ko aw ma ci demi mesure parce que sama liggéey la man maa ko opté lu ma ci dégg baax na mais dëggu bi benn partie côté dëggu bi noonu laa mel sama nature la d'accord boo xoolee ma wax sax nga xam ne noonu laa mel du ma romb dëgg te faju ma ko aw ma lu may ragal ku ma bëgg nga yem ma fii nga may ak ku mënti doon ci réew mi nag loolu moom sama nature la ñi ma xam war nañoo xam loolu fi ma bëgg nga yem ma fa foofu nga yem boo ma joxee rôle nag dama ciy def li ma war parce que man de Cheikh Seck moo ñu ko daan jàngal suñu papa jooju nga xam ne lu ñu am moom la lu ñu am ci aar tey fuñ ci toll nu ñu àdduna déggee ba ñu dem di toog ci télé yooyu yëpp du kenn papa Cheikh Seck la parce que moo ñu njëkk a fital Cheikh Ñambe Sène Moussa Sène Nguri Moussa Seck Jules Dramé dañ leen di gërëm amee nañ leen jukkal Aline Sow ak Maxa Sey amee nañ leen jukkal ndax li nekk ci ñun ñoo ko def ci ñun mais daf doon wax ni don bi ma nekkee xale daf ko def ci sama bopp dama ko màggaale da doon wax ni réalisateur ak scénariste artiste dëgg bu joué ba pare dafa war a yëngal boppam man sama vision la loolu alors su ma dikkee boo may jox kii dama naan la wax ma fi nga bëgg ma demal la Badou Ndiaye mi réalisateur bu ma joué pare day wiccax boppam far fos bis bu ne ma wax ko ci samay interview parce que sama option loolu la kii naa ko jox loo xamante ni fii la ma doon xaar damay dem ba fële alors ngir ñu découvrir beneen personnage est-ce que jotul aussi nga xaw a génn Thiès jege yeneen producteur yi fi nekk yoo xam ne xëy na di nga am beneen facette actrice boo xam ne dinañ déggoo làkk bi li ma la wax déggoo ko
producteurs yi fi nekk xam nañ li Bella capable ku ma soxla dig ma woo. mais jotul aussi buñ la woowul yow nga dem. pour wane sa bopp du ma dem ci ñoom franchement du ma dem ci ñoom franchement. gëmoo ni mën na nekk retard ci yow. toujours même personnage toujours benn maison de prod. toujours même équipe. mënul nekk retard ci man. ok parce que xam nga lu tax. yaa ngi ma xam di ma woolu. sa moroom ak may woolu. ku retard kenn du la woolu. vrai ou faux. ku retard kenn du la woolu. kenn du la soxla. doo am leneen ci li ngay def nit day gëm boppam. gis nga yow bu ma gëmul sama bopp. bu ma nee la gëm naa la dama lay nax su ma gëmul li ma doon mënuma gëmloo keneen leneen bu mu gëm loolu. gëm sa bopp dafa am fu mu baax muy li ngay liggéey yaa ngi ciy gëstu man du ma dem ci benn producteur laajte producteurs yi nekk Sénégal ndax mës naa cee woo kenn ni ko damaa bëgg a ñëw jouer sa produit yi. musul am te je ne pense pas que dina am soo ma soxlaa. yaa ngi may seetaan Nafissatou kenn mënu koo bañ a ñàkk bañ a dégg macha allah. alors mais même personnage bi dérangé na la bëgg nga wane beneen boo xam ni wala leneen ci Nafissatou loo xam ni. Samba miy bind bu centré jox ma leneen bu ma joué leneen ñu foog ni foofu laa mëne. super. bu goto rek dàqul deru bay. bu ma joué leneen ñu xam ne daanaan laa. alors très bien Fatou Sène bu ñu doon wax ci bi nga nekkee xale wax nga ko à l'âge bu ma juumul 16 17 ans normalement bañ lay gis. bañ lay découvrir quand même vraiment xale nga woon quand même nga nekk ci di ci évoluer jusqu'à présent. ndax mës nga dund ay tentation ci jamono ba nga bëggee métier bi nekk xale bëgg évoluer macha allah di rêve comme toll fi nga xamee ni toll nga fa tey wala lu ko passé évidemment. bari na. li ma ci dund. ay tentation yoo xam dund. yu bari yu fës a fës. ah bon waaw kon milieu bi dëggal nga ne am na ay tentation yu ci ne. bu baax loolu mais loolu ku ko dëggalul da ngaa bañ a wax rek ku ko dëggalul da ngaa bañ a wax dund naa ci lu baree bari. mais nag dama am benn jikko boo xamante ne nii bañu ma ko ma séntu ci gaalu xaj de waaye ay boo dee def lu ba ñëw ci man doo ko defati parce que xam nga lu tax jigéen la rek fii ku fi baax jigéen nay sa yaay am nga ay sœur yoo bàyyi ci kër ga. boo fawee jigéen rek ça veut dire que respecté wuloo jigéen te man li ma mën di ko def ñàkk fayda bu fekkee ni mooy tax ma gën a continuer ci yoon wi du ma ci am dara te pourtant maa ngi sant yàlla. ndax évident na nga baaxee ñu rek pour xale yi nga xamee ni am nañ choix wu évidemment def li nga xamee ni moom ngay def fan la aussi yàlla def na sénégalais yu bari bëgg nañu la tey ñu bari aussi ci ndaw ñi bu ñuy def théâtre yaa tax yan genre tentation nga dundoon ak nan nga ko doon dundee moment boobu. man mës naa am benn publicité boo xamante ni nii dama ko waroon def man ma waxaaleeg waa ji ba ñu d'accord ci cachet ba war ko def mardi. waa ji nag ndeysaan ku nit ñi xam fii la ndax barki dem rek maa ngi am ko ma koy nettali ku nit ñi xam la mu woo ma téléphone. xam nga man dama bëggoon Youssou Ndour bi ma nekkee xale. ba léegi man dama bëgg Youssou Ndour man Youssou Ndour Wally Seck dama leen bëgg yàlla moo dogaloo dama leen bëgg. mu ni ma da nga bëgg sa papa Youssou Ndour ma waa mun ma d'accord mën naa la ko won ma ne ko ah waay bëgg naa ko de man damaa bëgg Youssou Ndour àdduna bépp ko xam man àdduna bépp xam ne Bella bu Youssou Ndour la depuis ma nekk xale dama daan def album sama benn photo Youssou Ndour sama benn photo Youssou Ndour dama bëggoon Youssou Ndour léegi Youssou Ndour bi ma nekkee xale sax pour te dire bu ma saan di concert Thiès sama ndékki 200 ndékki ma sama yaay di jox laa daan dajal di ko def ci pot bu mën a passe ko balaa concert bi jeex ma woo ko ndax mi faa mu am passe mu ni ma dama bëggoon nga ñëw Dakar lundi su ko defee nga maase sa nijaay soo maase sa nijaay ba pare bu ñu defee publicité bi moom la Youssou nga maase sa nijaay. boobu temps gënoon naa fee nekk xale. ki nga doon defal kii bi moo la ko proposé woon. li ma ko wax tubaab mënu koo bind te moom du ko nettali. te kilifa la ci réew mi. waaw li ma ko wax tubaab mënu koo bind. yooyu boo ma koy wax du ma tiit. dama lay teelu ba nga wax ba pare ndax xam naa su ma paree bu ma la tontoo yow di nga feebar une semaine. du ma ci sonn ma ci. du ma ci sonn ma ci. te noonu la ma ko waxee nga ñëw maase sa nijaay wax ma turu hôtel bi yëpp nga ñëw maase sa nijaay ma ne ko sama nijaay waaw ban hôtel la ñuy daje moom li ma ko wax ma rus naa cee jaaraat di ko wax te pourtant gisaat na ma. publicité bi mujjoo ko def. déedéet damaa jékki-jékki rek gis ko télé muy daw yeneen gel def ko. est-ce que kon gëmoo ni bari na aussi certainement ñoo xam ne ñu ngi évoluer ci milieu bi nga nekk aussi fois bi nga am gëm-gëm bi ak éducation bi ba rëcc ki nga xam ne mu ngi la doon proposer yooyu évident na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci di évoluer pour ñu réussir sans tentation yi nga xam ne xëy na moo nekk di ànd ak milieu bi. xam nga mënu ma leen ŋàññe parce que du ma xam lu leen tax a jug soo leen ŋàññee mooy da nga am fit ndax aar ñett la. dafa am ku bëgg aar bëgg ko am ku bëggul aar bëgg ko ak ki bëgg aar bëgg ko ñett yooyu mooy aar ñii dañoo ñëw pour liggéey
ñii ñëw jaar fi pour jàll pour ñu xam leen ñii ñëw pour def ci leneen. kon donc boo leen critiquer da ngaa am fit man dafa am fu ma bokk muy famille géwël bu mag man géwël laa bokk ci famille géwël bu mag famille Kër Ngoone Maar mu nekk famille géwël bu ñëpp xam et ma fier ci nekk géwël nekk doomu Ajara Mbaye ak Lamine Sène ma fier ci lool ñu am man en tant que waajur bët bu ñu may xool. en plus ñu am en tant que waajur bët bu ñu may xool ba pare samay mag yu góor dañuy wax sama yaay fu muy dem jarul ñuy tàggoo ndax bon nekkul ci xel mi ma bëgg tolof mënta ñàkk ci àdduna ay xam nga lan moo bon ci nit dara dal la ñëpp ni bettu moom loolu jigéen bu ne war ngaa góorgóorlu ndax il faut jamais dire jamais lii du am mais bu la dara dalee ñëpp ni bettu ma woon mooy yaa ngay kii man duma dem boîte. donc est-ce que évident na aussi nga réussir ci milieu bi nga xam ne ci nga nekk showbiz culture ak li mu àndal bu dee jigéen nga sa tentation yi doo ko dund ci sa xalaat rek ngir ñu génn foofu ndax jàpp nga ni nit mën na ci réussir sans yenn tentation yi nga xam ne surtout jamono ji li muy représenté ci société bi milieu bi nga nekk. man def naa ci 20 ans boobu ba léegi maa ngi jigéen. gëmoo ne am na lu mu la yàqal ci li nga nanguwul woon. yàqalu ma dara lii sama wërsëg bala maa dee dama koy lekk yàqalu ma dara ci moment bi nga xamante ni nii ci la jot yi ma ci am yëpp tañ ma ko daan wax wutiwu ma ko mooma wut si nit dafay gëm yàlla ku gërëmul yàlla doo gërëm nit comprendre nga nit dafay sant yàlla yàqalu ma dara man li ma gëm muy sama ngëm-ngëm mooy li ma war a am bala maa dee dama koy am jaru yàkkamte jaru daw bay daanu keneen ku ci def leneen tamit sa bëgg-bëgg la du ma la ngaañ en dehors de xale yi nga xam ne ñoo fi nekk jamono ji di évoluer tubaabe beek xëy na xaw a mel ne ñi ni et tout est-ce que gis nga ni professionnalisme bi ñu war a am ci def cinéma je dis pas que théâtre de manière générale cinéma jàpp nga ni mu ngi ci xale yi nga xam ne en 80% ñoom la ñuy bàyyi xel jamono ji ci suñuy écran. waaw bu ñu defee effort war nañ ko mën a mën xam nga lu tax. cinéma dafa doy waar man théâtre naa 22 ans. film yaawo bi ma def ak Omar Sy maa ci joué cousine am man jour bi ma njëkkee taxaw plateau am fi ta ma yóbbu dafa mel ni musuma théâtre kon cinéma yombul te def naa ci 20 ans joué naa ci yaawo bi maa ci nekk cousine Omar Sy Omar Sy français la defe naa maa ci nekk cousine am mais bi ma taxawee dama doon wax man est-ce que mës naa théâtre parce que suñu téléfilm dafa wuute ak cinéma mais aussi boo dee xool ñoom bi ñu ñëwee ci téléfilm bi aussi réussir nañu cartonné nañu loolu doo leen ko bañal nit ki dafay nangul nit ki ay xale la ñu musuñu def théâtre mais am nañu bari ñu ci am tur ñoo xamante ne dañu cartonné te mosuñu def théâtre léegi ñoom effort bi ñu def ba def théâtre bu ñu ko defee ci cinéma bi dañu tubaab bi dafa neex de man nag làkk tubaab jàpp ma xam nga moo doon làkk tubaab te jàpp ma parce que opté wu ma ko non dama ko opté wul dafa bokkul ci li ma dem pour gëstu ko xëy na tubaab ñëpp ko war a dégg parce que milieu bi ñu nekk la dañ ko war a dégg làkk ko bis ma ci jubloo naa ko mais fi mu toll nii bàyyi ma ci olof bi ma xuusti ba ci kanam daal jàpp ma di làkk ay tubaab soxo noonu mais xale yi tubaab yi dañ maa neex de loolu tubaab rek dafa riis super nga nekk ci wax nga ko ça fait 22 ans di évoluer ndax am na loo xam ni art bi nga bëgg di ko def xañ na la ko loo xam ni boo sañoon am ko te mën nga dëggal ni art xëy na moo tax amoo ko art xañu ma dara may na la lépp may na ma nit ñu baax ñi may na ma lu ma bëgg car macha allah du ma jafeñ lenn parce que boo nee xañ na ma day mel ni gëmoo yàlla te àpp la lenn dong moo ñu xaw a dal muy dañuy sonn fu ci dañuy dëkkal fu ñu dëkkul te bu ñuy dëkkal fu ñu dëkkul dañuy maas ñun boole ñu ñun ñëpp. d'accord loolu ci li lay gàllankoor ci la bokk des fois di nga am sa nit bëgg ko mu bëgg la nit ñi duñu teg sa der lu dul lu ñaaw ay artistes lañu gëmuñu dara ay taxawaalukat lañu. dañoo wëyu dañoo bandi te donte amaana ñoom denc ñu lu la gën sa kër mais ñi ngi la koy baatal mais du boo dee nit du la metti xamata du la metti yow yaa opté pour siiw yaa war a pare pour dégg lépp foofu rek la gàllankoor bi di nekk di niñ lay jugé dafa bari te wax yi day ñaaw te day tegaloo te ñi koy wax boo tegoon kaamil nga dul sa loxo xaaj bi xamuñu la dañ koy teg ci dégg naa gis naa foog naa yaakaar naa te loolu kenn du ci jugé nit parce que doomu jàmbur ku ko yàq da nga koo jurul wala bokkoo ak ndayam dara ndax soo bokkoon ak ndayam dara di nga ko jéem a couvrir mais des fois da ngay toog man des fois damay toog dégg ay wax yu ñaaw yuñ may wax mais ñi ma koy wax xamata te mu leer na ni ci milieu bi nga nekk moo tax ñu la koy wax ñu ma koy wax mais xam nga fu may dalee sama xel xamuñu ma te dencuñu lu ma gën seen kër te bu ñu gisoon sama yaay dinañu xam ne dencuñu lu ma gën seen kër foofu rek jar na dana xeeb may ñaan yàlla buñ ma dégg ci lu ñaaw luñ may xeebee loolu waaw de sama vrai nom Fatou Sène Bella borom mbetteel
wuyoo fa tur bii di Nafissatou bu fekkee ni am na loo xam ni jamono jii mas nga ko dund muy moment boo xam ni dund nga ko te doo ko fàtte aar may la ko ban moment la woon exactement moo la gën a marqué ci sa carrière. ci sama carrière aar may ma ko déggoo li ma la wax sànq aar li ma may bari na aar daf ma yombalal lépp. jafe lu ma dara. mais wanagu la Youssou Ndour évidemment comme si gis naa Youssou Ndour voilà d'accord loolu laa bëggoon gis naa Youssou Ndour loolu laa bëggoon Youssou Ndour bi ñu Macky Sall di recevoir daf ñu woolu fii ci télé bi ñu ñëw bi ñu ñëwee man maa ñëwoon ak Ñambe Sène ak Ndeye Sini gis bu ma neex nag laa ko gis aussi ba tey bi ñu ñëwee ñu tànn benn troupe bu nekk benn nit mooy dem ci audience bi biñ ko tànnee man le lendemain Cheikh Ndiaye daf ma woowaat mi ma fekk man ma dem tournage mu ne ma ñëwal gouvernance ci audience Macky Sall bi ma ne ko audience bokkuma ci parce que Ndeye Sini mooy représenté jànqen mu ne ma déedéet nee nañ nga ñëw bi ma ñëwee man bi ñu paree li ñu Macky Sall joxoon keroog man ak Ndeye Sini la Youssou Ndour woo jugo bi ñoo ko signé ñu waxtaan vraiment ma gis ko gis bu ma neex gis naa Youssou Ndour gisante nañu ma gis ko gis bu ma neex te keroog tamit bi ñu gisantee bi ma jëlee parole bi ma waxee saa neex sama frère la sama xarit la moom laa njëkk a àndal ko Serigne Ngagne saa neex nekk nit ku baax parce que man ci audience boobu moom moo ma woowaat ak Cheikh Ndiaye ni ma ñëwal ci nga bokk man saa neex laa njëkk a àndal ko Serigne Ngagne ah bon si saa neex laa njëkk a àndal ñu nekkoon troupe bu Croix-Rouge du théâtre moom laa njëkk a àndal ko Serigne Ngagne après ci laa xamante ak Serigne Ngagne nit ku nekk nag ak fi nga war a dem waaw loolu la mais moom laa njëkk a àndal donc c'est vrai que bëggoon naa ci ñëw sax ci lu gàtt rek ci lu tënku Fatou Sène parce que heure bi vraiment mu ngi ñuy xaw a jot tuuti ci lu gàtt lan moo tax mosuñu gis en tout cas man en personne apparition boo xam ni def nga ko yow ak Sanekh benn film boo xam ni joué ngeen ko wala foo xam ni xëy na ànd ngeen fa benn durant bu yàgg ngeen liggéey ensemble. am na yéene bi ku dee dañ lay ber. man ci wiiri yàlla mi ma tiim xam na ko jour anniversaire u Serigne Ngagne Sanekh fekk na ma taxaw parce que ñun nag waa Thiès ñi ngi le ko ci benn bëggante boo xam ni nit ñi ñooy wax mais xamuñu mu ni ma wiiri da nga fa am place mook Cheikh Ndiaye ñoo ma taxaw ak Samba Diaw suñu scénariste mun ma wiiri da nga cee am place te dimanche dama bëgg nga ñëw tourné si woon na ma woon Ndeye Sini Aziz Niane bi ñu gisantee mi ngi wax ni ma faaw ñu dox ci loo xamante ni nii dañuy def benn téléfilm boo xam ne ñun ñi njëkk a théâtre Thiès ñoom yàlla moo ko antalul mais am nañu yéene bi bokkoon naa moom tamit benn série bi dañu d'accordul ci cachet mais bi ñu d'accordul ci cachet moom saa neex dafa xuloog producteur bi ba benn artiste moo ma woo wax ma ko ndax man nit ku baax la nit ku dëggu la nit koo xam ne lu mu la wax moo nekk ci moom du tricher lu mu la wax moo nekk ci moom am ngëm-ngëmu waa Thiès kaay ma wax la gis nga ñun waa Thiès de nit ñee bari rek de laalal keneen nga xool dootoo ko defati bu guerre de am sax ñooy guerre suñu biir waaye ñun pour nga laal kenn waaye léeg-léeg laal sax bu la ko sa xel may bala ñoo jeexal Fatou Sène fokk ñu waxtaani aussi ci statut bi nga xam ne ni moom nga représenté c'est vrai que askan wi dañ lay bàyyi xel soppe yeeg fans yi aussi ñu ngi lay bàyyi xel c'est statut célibatairement bi ngay dund sénégalais nga xam ne fans yi vraiment ñu bari aussi di ko laaj te toujours célibat comme ni ñu koy faral di waxee est-ce que évident na aussi si c'est le cas ngay dund ci sa famille xam nañ ni li ñu baaxoo Sénégal mooy bu fekkee célibataire nga dégg nga yaa ngi ñaan lu jigéen nga généralement société bi da nga am faru rab et cetera est-ce que évident na ak fi nga évoluer nga dund ko ak sa famille ak sa waa. mais sëy nit ñi xam nga damay wax des fois olof dafay juum rek du lu mu laa ko dëgg la de. maa jël samay responsabilité wax olof day juum. parce que daf naan di nga dàq ba dàq sa jëkkër parce que sama ay sœur yaay dañ ma koy wax. ñëpp dañ ma wax yow di nga dàq ba dàq sa jëkkër nit du dàq jëkkëram ma waxaat ko tey koo dàq rek yàlla deful mu war a doon sa jëkkër. sëy ñu ngi koy bindee ci aras ñu ne lu yàlla wax ci alxuraan dëgg la ñu ni yàlla ku mu dëppanteel say wet bu nam mu sëy bi di ngeen sëy kon donc koo dàq rek warta nekk sa jëkkër. koo dàq. warta jëkk sa jëkkër gis nga bis bu ko yàlla nammee ci yow sa biddiw faax mu neex la. mu naqari la ngoon gi ko yàlla nammee ci yow googu tàkku santoo ko romb gis nga man jëkkër nit ñi ñoo ma koy wax sax muy nekk sama xel parce que man xam nga lu may xalaat heure bu ko yàlla nammee ci man rek mu ñëw ndax yàllaa gën a gaaw lu jot yomb su dee ñëw yàlla na doon sama njiglaay parce que nit a ngi yóotu dara te amu ko nit a ngi yóotu dara dem ci ba dee am ko du ko fekk mu wuute li may ñaan mooy heure bu jëkkër dee ñëw yàlla na nekk sama njiglaay jik ma jik ko ñu am njaboot gu baax. mais est-ce que tamit certainement am na xëy na loo xam ne aussi moo la empêché ba léegi da nga gisagul ku jullite da nga gisagul aussi buñ ne da ngay dàqi aussi certainement mooy li am Fatou Sène. waaw damay jàpp ji ndax ndaw ma jàpp ne jëkkër ngi ne
da ngay jinax ju daw rek ma jàpp ne jëkkër a ngi ne. ok c'est bon. jarul waxaat ko dama fekk jinax ju daw rek ma jàpp ne jëkkër a ngi ne déedéet. ok déjà mooy jigéen boo amee 18 ans te sëyoo. boo tegee 20 ans teg 30 ans weesu nga fi nga war a sëy. leneen lu ci teg rek. dañ naan toogaay bi yàgg na. mais toogaay bu yàgg bi yàlla moo ko dogal. super des fois nga bëgg nit doo am lu lay yéene lu dul sëy ak moom lu ndaw moo koy yàq des fois nga bëgg nit doo am yéene lu dul sëy ak moom leneen dugg ca mu yàqu mais lu ci yàqu rek c'est parce que waroo sëy ak moom. jamono xanaa xamoon ne war amul. moo tax man la olof des fois day jax nit daan daf maa war amul defin bi mooy ñaaw. des fois nga ànd ak jigéen nga bëgg ko nga xëy sëy ak keneen yàlla moo ko dogalu ci seen diggante peut-être na nga koy defee mooy ñaaw moo tax mu tudd war mais war amul. sa dernier message booy jëmale avant évidemment rédaction bi di la remercier di la encourager aussi par rapport ak li nga xam ne yaa ngi koy liggéey jamono ji vous et nous certainement di ñu si may tuuti mais dernier message booy jëmale ci xale yi nga xam ne ni am nañu rêve def cinéma bëgg ci évoluer aussi par rapport ak fi nga toll aussi ñoom ñu toll fa. waaw parce que des fois ndeysaan sa yaram bi day daw parce que day am xale yu bari nag yu may woo. yow yaa tax ma bëgg théâtre loolu dafay neex ci xolu nit parce que xëy na bu ñu gisul woon dara ci yow. doo leen mën a encourager ba ñuy bëgg loolu à chaque fois ba dimb bi ma dajeeg jëy laa kii maa ngi toog ñu ciy waxtaan noonu moom du théâtre kat gaa mais dama ko gis ma yedd ko en tant que rak en tant que doom et tout mooy man li may wax nit ñi mooy fulla man fulla daf ma soxal ci lépp lu may def dignité xam li nga bëgg xam ne àdduna fii laa commencé fii laa bëgg a yegg yoon bi bari na xam faa ma dëgg ci waaye du ma taayee sempi bu ma bëgg lu yomb ba def luñ may xeebe suba. dellu si waatal ci loolu Bella c'est vrai que nga wax. dellu si waaw léegi lu tax fu ma waxee ne nit ñi ma dellu si waatal pour xale yi non c'est intéressant évidemment loolu tax waaw. non parce que àdduna fii ngay commencé di ñaan ci yàlla bu la fi dégg bàyyee nga yegg fële mais boo ci yeggee di nga xam ne yoon bi gudd na di bari na xaaxaam mais bul bañ dëgg jam la nga sëgg sempi soo bañee loolu rek di nga def loo bëggul wala nga def luñ lay xeebee. lu bari luy indi nit ci tolof tolof mooy def luñ koy xeebee def luñ koy xeebee wala nga def lu doxee di dama am sama benn xarit. Bokar si ndeysaan sama tailleur la moo may ñawal Golori Couture moom ci ñi may ñawal la bokk sama mag la sama xarit la mu ñëw kër gi ni ma Bella dama jàng dawal nga wut oto ma ne ko lu tax mu ne ma léegi da nga war a wut oto dugg nga Dakar boo demee sa morom yi gaari ay oto te gaare wuloo oto imagine toi léegi loolu yéene la waxee ak man parce que sama mag la mais dama ni ko Bokar mu ne ma man ko ñi ma fa fekk ñu gaari seen oto mu ne ma naa man ko ñoo ma jiitu ci métier mi bien vrai que man maa leen njëkk a génn télé mais man dama doom théâtre mu ne ma naa man ko defuma woon télé man ko gaare sa oto dugg ci man ko bu ñu bokkee yoon mën la yóbbaale ma sans gêne mu ne ma naa man ko su amul ma dugg ci oto 2S bi ñibbi fa ma jëm man ko xam nga lu tax boo bëggee am lu yàlla dogalul ci saa si ci yow nga def lu neexul yàlla wala nga def loo xam boo wéetee di nga yedd sa bopp te at na ko wéet di nga xam sa bopp. mu ni tekk nag di ma déglu man ko ñoo ma ci jiitu liggéey nañ fa pendant des années man ma door a ñëw war nañu am oto maa man ko nan laay ñëwee man defaguma fa weer après man damay gaari oto comme ñoom maa man ko kon ma def loo xam ne boo ma déggee danga may xeeb dootoo bëgg ma nekk sa rakk. super. mu ni ma li nga ma wax dëgg la nit du def luñ koy xeebee nit du yàkkamti loo war a am bala ngaa dund bu ko yàlla rëddee fii allah kulli xaal danga koy am. mbégte la woon Fatou Sène nga dalal rédaction bi franchement ñu ngi lay gërëm di la encourager aussi par rapport ak jamono ji li nga nekk di animé fële ci 2STV ak plateau bi di vous et nous rédaction bi ci sama tur ñu ngi lay gërëm di la encourager aussi. waaw yéen tamit maa ngi leen di gërëm di leen wax tamit man tamit maa ngi remercier waa vous et nous. di gërëm am mu jottalil ma góor ñi ak jabaram madame Ndiaye di gërëm Ndeye Ndack aussi. parce que boo dikkee fekk sa ay moroomi jigéen ñu def seen émission pendant des années. nga ñëw même pas un mois ñu yaatal la d'une manière bi nga xamante ni man sax damay waaru dañ ma yaatal ba man ay ree daf may jàpp ñoom Kati Chimère Evation Ndeye Assou Sall Ndeye Ndack waxaalewu ma ko. moom cofeelam ci man sax àdduna dañ koy seetlu. kon donc ñoom ñoo ma yaatal ba ma mën a toog ba mën a am fit ñoom tamit dama leen di gërëm parce que man dama leen fekk seen émission ñu koy def pendant 2 ans. ma leen di gërëm yéen tamit di gërëm àdduna bépp. sama soppe yëpp. merci mbégte la woon. waaw benn tontu rek laa bëgg nga tontu kan moo nekkoon ci lu tënku rek waaw wala déet diw la moo nekkoon sama référence ba muy bëgg théâtre jusqu'à présent mooy sama référence ci li nga xam ne ni nekk nga ci évoluer kan mooy sa référence. Ndey Mour ak Ndey si bu daaree Kocc.
mbégte la woon ñu am ak yow jotaay Fatou Sène rédaction bi di ko jaajëfal di jaajëfal leader yi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy bàyyi xel yëpp kenn ci leader yi Anta Babacar Ngom ñu koy gërëm di ko ñaanal yàlla dooleel ko moom it ci ñiy bàyyi xel la chaîne des leaders la rédaction bi fas yéene la seet si ci lu yàggul dara incha allahu rabbi dig daje beneen jotaay beneen daanaan fi amanillah